fase bu ñu aj ci dara kooku itam ëllëg débat bu gudd la buñ ko buggee dañ ci ñëwaat ndax fase bu ñu aj ci dara soo defee nangam boo duggee kër sangam boo waxee diw wala bu ma waxee diw fase naa la est-ce que bu waxee diw wala mu dugg foofu wala nga def loolu fase na wala fase woo am na détails yu bari waaye nag buñ ko ajee ci lu kenn mën ko xam loolu moom fase ba du am maanaam buñ ko ajee lu kenn mën ko xam moom fase dafay am mooy masala mi ñuy nekk li ne mës na xew Faas bi Cheikh Matiyaani siiwagul loolu benn waaye bu am kontaan benn waaye ne ko boo demul aljana fase naa suma jabar nag gaa yi ne ko musiba am na parce que kuy dem aljana yàlla rek ko xam te fase muy aj ci majhul fase ma dafay tàbbi kon nag jot nga xaalis bi nga doon wut ba waa ji won na ko ba nga kontaan urus wi waaye nag ñàkk nga sa jabar waa ji fàtte urus wa fàttali ko jabar ja jaaxle ba jot sidna Cheikh moo ko ne sa jabar mën nga koo jël parce que fase muñ aj ci lu réer moom baaxul moom dafay tàbbi waaye nag yow li nga wax yow nit xam na ko parce que ku for ñaari ngise urus kenn fekkeewu ko nga denc ko ba gis borom nga jox ko dara manqué wu ca te mënoon nga ko denc dootoo ñàkk sa doom sa sët dootu ñàkk ragal yàlla tax nga def ko kooku mën nañ ko yégal ci yàlla wax ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al mawa alors mu doore kon nag fase buñ koy aj nañ ko aj ci maanaam loo xam ne du yàq fase ba kooku itam dafa gudd moo tax mënuma ci dugg mënuma ci sot fase am na boo xam ne góor gi moo koy def waaye est-ce que jigéen mun naa fase ci dibaaw fase la bokk jigéen mun naa fase et pour plusieurs causes ndaxte bu lislaam jëloon góor rek ne ko yow rek yaa mun a jeexal sëy kon dina am jamono yoo xam ne dina tooñ jigéen te lislaam mënul tooñ mais nag góor moo amee li ëpp ci fase parce que mooy dépenser xaalisam ci can mooy dépenser xaalisam ci kër mooy dépenser xaalisam ci dund ci wadd ci sàmm ci doom yi bu fase itam mooy dépenser xaalisam ci dëkkal ak dundal ak fay même bu fekkee ne am na ci can gi lu tardé woon moo ko war a fay donc conséquences yooyu tax na war nañ koo déggoog moom balaa taslam mais nag dinañ dem ba nga xam ne ndaw si du mun a ànd ak waaj am na ci jamono yonent te yonent àtte na ci te nit ñi war nañ koo xam am na ndaw soo xam ne jotewul dara ak jëkkëram nee na yonent bi su ma jëkkër saabi sikkuma diineem sikkuma jikkoom seulement nag daal munumaa suma bopp bi mënatu ko dend ak boppam bi sànq dama dégg nit ñi ñëw ma yëkkati suma bergee ne seen ko mu ànd ak ñaari nit ànd ak ay nit mu gën caa gàtt gën caa ñuul gën caa ñaaw maanaam daal ci wax yi wolof daal dama ko nobul rek yónneen te man kat ndaw si ne te man kat nekk ci lislaam ba pare di ci dugal ak kéefar daf maa neexu xam naa li muy bëgg wax ku ne xam na ko alors yonent ne Qays yonent ndaw si est-ce que mën ngaa jox Qays tool bi mu la joxoon comme can bu ko defee mu bàyyi la nga libre mu ne ko mën naa ko jox am na sax ñu ne nee na mën naa ko caa yokkal sax yonent ne Qays kon nag jëlaatal sa tool te nga fase ndaw si mu dem ñu déggee ci ne du góor rek mooy fase jigéen mun naa jënd liberté am su fekkee ne dem nañ ba mu prouvé ne mënta nekk te kii loolu la ñuy wax nag summeeku alxulu wala alxalu xulu mooy ndaw si jox waa ji lii par en contrepartie waa ji fase ko ndax dem nañ ba xam ne mënatuñu am loolu la gën a am ci nii léeg-léeg ndaw si mooy dem ba mënatu sa dem léeg-léeg ñoom ñaar ñooy gis ne seen intérêt moo laaj ñu tàggoo suñ ko defee te soxlawul kenn joxe dara kooku mooy déggoo su fekkee ndaw si nag moo bugg a dem waa ji bañ ndaw si mooy fay loolu mooy xulu booba sëy tas na dégg nga léeg-léeg fase am na juge tas te itam am na mais fase wante it am na bon juge bi ni muy tase sëy nag dafa bari moom itam moom laa xam ne soxla na beneen waxtaan parce que dafa bari ruq lool te yuñ gën a soxla yëpp presque ci la nekk parce que ndaw si bu tawatee ne suma jëkkër daf maa dundalul
jëkkër jaa ngi fi wala dafa tukki buñ ko enquêté ci l'islam lay wax su jëkkër ji ne awma maa ngi ut danañ ko muñal diir bu normal su fekkee ne changé wul ñu fase su fekkee dafa tukki buñ ko mënee bind danañ ko bind wax ko ne na yónnee wala mu ñëw bu yónneewul ñëwul ñu fase su fekkee ne nag ndaw si dafa ne dundaluñ ma ñu seet fekk en fait ñu ngi koy dundal mais dafa bugg a tas parce que am na leneen lum nar su boobaa dañ koy obligé ne boobu sëy duñ ko tas ci yoon ànd ak ci loi islamique sëy bu xaadi tas bu fekkee ne ci affaire dund rek la waa ji mun na jëlaat jabaram su ko soxla du bàyyi ndaw si mun naa ñëw ne su ma jëkkër daf may lor suñ ko enquêté fekk daf koy lor ci yaramam wala ci nekkaale bu ñaaw ci dóor ci ñàkkee teggin ci lor ay mbokk loo xam ne nit mënu ko dund ak nit su boobaa itam xaadi bi daf koy tas xaadi mun naa tas tey ci lislaam ci kaw su waa ji demee te kenn xamul fu mu nekk buñ toogee 4 ans waa ji ñëwul mu jàpp yedda ba mu jeex mais alalu waa ji kenn du ko laal dañ ko fay bàyyi ba jamono joo xam ne ne kenn mënut a dund lu yàggee nii ñu door ko mun a miraat ngeen xam ci lislaam teg alal am na yeneen fas bi tas yoo xam ne jàpp ñëw tey mooy ku giñe sa jabar ne ko dootuma la jege su jeexee mun na ko jegewaat ku ne sama jabar dootuma la jege bu jeexee buñ la laajee boo ñëwaatul mun nañ ko tas bokk ak xulo kon nag li ma ci bëgg a résumé mooy fase ci l'islam terewuñu ko mais encouragé wuñu ko jullit mun naa fase quelquefois sax war naa fase bu sëy bi di indi préjudice yoo xam ne yi dafay lor ñëpp wala mu taxaw ci loo xam ne li neexul yàlla mën naa fase su fekkee ne fase gën ci conditions yi nga xam ne ku ne yaa ko xam mais na ko fase ci ni ñu wax mooy respecter étape yi yem ci fasem sunna su buggee jubee juboowaat fase bidaa bu ko defee ulama yu bëri ne nañ ne ko tuub dalu ci gannaaw mais nag bu persisté itam dañ koy consommer li yonent ci wax ci fase ak li yàlla wax ci fase tax na nit war naa ragal fase yeggut nag ci wolof di wax naan booy xuloo si jabar bu tudd sax fase yombeewul noonu fase il faut que ñu yéene ko jaarale ko fi ñu ko war a jaarale wax nañ ne ci gravité fase bokk na ci yonent nee na alayhi salaatu wasalaam jigéen xaram na ci moom mu ñaan jëkkëram fase te amul benn cause bu valable nee na jigéen ju ko def doo fóon mukk xetu aljanna te yonent léeg-léeg bu waxee ne ku def nangam doo fóon xetu aljanna te mu ne sori na sori goo xam ne soo ko yéesee woon 500 ans ci doxu fas sax dina la xeeñ pour ne rek aljanna lu neex xeeñ la mais ndaw soosu moom aljanna du ko xeeñ aaye nañ jigéen nga ne ko dama lay takk mu ne faseel ki fi nekk ma door a ñëw yonent ne na loolu ku ko def itam def nga lu naqari yàlla texte yëpp wane na nu fase war a jafee texte yëpp wane na nu fase war a teeyee texte yëpp wane nañ nu fase grave ak conséquences yi mun a jur mais terewul léeg-léeg am na ndaw soo xam ne pour wane ne l'islam ñi koy yàq tey di ko tuumaal ci jigéen lu mu deful jànguñu ko moo di dafa am benn jeune fille bàyyam ne ko maye naa la mu ñëw ci yonent ne ko sama bàyyi maye na ma mais d'accorduma xam nga ni waxi mariage mais li ci aju ci divorce moo ma intéressé yonent ne ko kon nag ñu tas ko parce que consentement amu ca te dafa bokkoon ci conditions yi consentement mu ne kon ñu tas ko ndaw si ne ko kon nag bàyyi dama bëggoon a xam rek hal lana min al amri shay ndax ñun jigéen ñi ci lañ bokkam déet
bu ñu demee ba nga xam ne nag texte yu leer yi l'islam indi pour sàmm famille fexe ba mu nekk cellule bu wér pour société mën a taxaw ci lu wér dem nañ ba nga xam ne texte yooyu dañu ko réere wala dañu ko xam te duñu ko respecté wala dañu ko faa bugg a teg wuutelee ko loo xam ne yées na ko naturellement. Il faut que nit ñi war nañu am conscience bu doy parce que l'affaire est très sérieuse. yaa ayyuhan nabiyyu idhaa tallaqtumu nisaa fa talliquhunna li iddatihinna leen ndigal am na ñoo xam ne bu ñu fàtte duñ ci baale lool parce que yu bëri jigéen a tooñ nañ ko dindi nañ ko jubanti parce que yu bëri góor a tooñ nañ ko jubanti mais li gën ci fase mooy ñu di ko régler islamiquement di ko régler ci biir famille. c'est parce que yóbbu sa secret yi famille ci pénc ma jarul yàkkamti te sëy yi nu mu gën di yomba tasee mbedd mi di gën a fees seytaan yi di gën a ami client te du ñun rek mais dëkk yu mag yépp tey tel que la France ñi ngee tawat nu fase gën a bare ak nu mariage gën a néewee ak ñaar ñu nekk ci lu dul sëy légal nu mu gën a yokkoo te officiel yi ñoo koy wax di wax conséquences yam jur de sorte que bu ñu fekkee ne suñu conscience yéeg na ci l'islam fi mu war a yegg te loolu laa yaakaar war nañu bàyyi xel ne ni ñu l'islam tëralee sëy ak fase noonu moo gën a jub ndax yàlla mi ko tëral moo bind nit te wax na ne alaa ya'lamu man xalaqa yàlla mi ko tëral mën nañ ko nirale walillahi masalul a'la ak waa ji nga xam ne moo créé micro bi ba ñu ko seetee ba mu wér ba mu am brevet d'invention dañu ko ne tëralal ñu kat benn pamphlet boo xam ne mooy amee entretien ndax yaa xam li nga liggéey yàlla mi bind kawnu bi nag moo gën a xam loi yi koy entretenir kon nag mun nañu bañ a déglu ñee sikkal système u mariage ci l'islam di sikkal système u divorce ci l'islam parce que la leen yéen la ñu topp la ñu fonk la ñu jàng ba tax ñuy xeeb l'islam loola buñ seetee objectivement ni jigéen di dundee ci l'islam buñ ko appliqué ak li muy dundee ci li dul l'islam surtout léegi buñ ko bu fekkee ne l'islam nekku fa danañ xam ne li l'islam di woote moo gën a baax ku waaj bés dama yegg maag ñi ma àndal orli ñu bés pour am taxi benn jigéen ñëw te boobu guddi na lool moo nekkoon ci rang bi moo nekk ci bopp ci tête de station ñu dugg noonu man laaj ko ne ko yow sa métier mooy dawal taxi ci Paris mu ne ma waaw ma ne ko guddi gi kañ ngay wàcc mu ne jusqu'au petit matin ma ne ko waaw métier mi moom jumbu na laam mu ne ma daal monsieur pour être bref boo amee sa jabar daal bul nangu mu nekk chauffeur taxi ci Paris parce que dama ko ci saa si ma xalaat ñenn ñu ma xam ci suma réew nga xam ne foogoon nañ ne nekk Paris amee taxi ci en tant que jigéen modernisme la de progrès fekk contrainte la pour ñoom mais jigéen ci bu fekkee ne ci l'islam la ba mu nekkee doom ju jigéen droit am ya buñ ko joxee du tawat dara l'islam ko jox ba mu nekkee fiancé ba mu nekkee épouse ba mu nekkee mère ba mu nekkee maam ba mu nekkee yépp droit yi ko l'islam jox amul ku ko mën a jox lu mel noonu te li nga xam ne moom la jullitu jamono ji war a souligner te di ko wax bu baax a baax moo di mboolem droit yooyu te war nañ ci dellu si bés yu bare bari l'islam jox jigéen comme ni mu ko joxe góor bokku l'islam jox jigéen revendiqué wu ko jigéen manifesté wu ca jigéen bindu ca journal jigéen bindu ca téere jigéen grève wu ca jigéen jotewu ca ak police dara yàllaa ko tëral xam ne noonu la mu tëralee ko noonu su fekkee ne kon noonu la bu fekkee ne jullit ñi nga xam ne ñoom la yàlla may islam bu leer boobu bu wér boobu bu jot boobu loi yu sell yooyu ci mbiru mariage ak divorce ak lépp lu nekk ci jëflante doomu aadama nekk ci ñun amuñu droit réere ko continuer di ko réere wala xam ko continuer duñu ko faale wala boog am ñu koy tafe
ñu noppi duñu wax ak ñoom wala duñu jëflante ak ñoom c'est parce que nit ñi luñ gën a jegee alxuraan gën ko jegee sunna gën ko jegee bonheur budul loolu société musulmane yi dañuy dem di dem ba nga xam ne mara day taale Cheikh Mouhamad Abdou dafa ne man dem naa Paris yàgg na tuuti kan ne 1920 nangam yi rek la dem naa Paris wër France mais léeg-léeg ma gis fa l'islam te du ma fa gis jullit mais man gis naa fa ay caractère ak sérieux ak bugg liggéey ak fonk engagement ak am ponctualité ak nangu recherche yooyu dafa l'islam daf ko sectionné am parole tout ça fonk sa réew mu ne ma ñibbi ci Misra fekk fi l'islam mais quelque fois du ma fi fekk jullit rek turwaan fi ak jàkke yi ak téere yi mais kenn respecté wul loi yi kenn amul conséquence ci li nga ne moom nga ak li ngay def loolu moo tax ma foog ne bu ñu toogoon fii rek wax ne nii la fase nii la fay bi nii la tàggoo nii la idda ainsi de suite te itam fàtte ne mbir mi benn cause la boo xam ne c'est un tout ko itam wax di du sotti ndaxte bu fekkee ne sàggan nañ ba nga xam ne jànguñu lislaam jàngaluñu ko fiiruñ ci suñ bopp góorgóorluwuñ nekkuñu benn jéemuñu xam plan yi ñu tëral pour tasaare ñu je répète pour tasaare ñu te am na yooyu yëpp buñ ko bàyyiwul xel dañuy dem ba nga xam ne même li ñu xamante ne néew sax ci zawaaj ak talaaq ak mariage ak divorce dafay mujj jeex ndax man su may jàng histoire damay mujj di ndaxte gis naa réew mu mel ni Espagne bi tuddoon Andalous mais plusieurs siècles l'islam toog na ko foofu non seulement nit ñi dañ nekkoon jullit ñu ragal yàlla di jooy mais science ñoo ko amee woon jamono jooja gis naa sax pape boo xam ne pour mu mënoon jàng science mi ngi ñëwoon Andalous jullit ñu jàngal ko ci la mu door a nekk pape mais toog nañ ba l'islam génn fa set fa wecc ba jàkkee nekk ay musée li ko waroon ba jullit ñi dañu dem ba ku ne fàtte cause l'islam njàngum l'islam jikkoy l'islam unité islamique fonkante soppante ñu mujj kenn ku nekk sa morom mooy sa adversaire ku nekk naan mën a sama noonu yi ñoom di organiser ba xëy rek faagaagal leen fu mu nekk nii boo demee Kurtuba jàkka joo xam ne kenn mënu ko gis mu fa mais musée la dañ fay dugg ak dàll yee di ko visiter voilà l'histoire pour ñun conférence sur mariage wala divorce wala lépp lu mu di doon but bi mooy ñu jéem a am conscience ci l'islam te fàttaliku ne diine iqra la il faut que ñu am éducation il faut que ñu am conscience il faut que ñu jéem a jàng il faut que surtout ñu jéem a am unité ñii ñu doon nekk léegi nga xam ne lu ñu wax léegi loi la ni ñu leen yaree woon am na loo xam ne amul Sénégal fi mu ne waay yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci jamonoom am na famille boo xam ne dañu xiif ñu yakkal leen boppu xar ba ñu dem ba tim ko fàttaliku seeni nawle yoo xam ne foog ne ñoo leen gën a xiif ñu yónnee leen ko ñoom muñ ngir yàlla parce que jullit tey mbokkam ñooñu yónnee ko ñeneen ba fukki famille passante ko fukkeel ba nekk waa ji ko yónnee woon mu dellu si ci moom bor buñ la waxee ne jullit ñi amoon nañ doole bu ko weddi parce que 100 000 personnes bu kenn ku nekk nekkee sa morom 100 000 multiplié par 100 000 la ñu doon am na koo xam ne yonent dafa ne ko yóbbul diw ganale ko guddi gi sonn na trop ci àgg suuf fa waa ji dem fekk ne jabar ji daraan fenn jabar ji ne ko xanaa li xale yi naa yoo reeree rek mu ne ko fexeel naxal xale yi bañ reer te bu ñu nelawee indil ma li fi am ak si néew te kat boo taajee rek melal ni kuy defar lampe bi fayaale ko ndaw si gën a dégg ñëw rek taaji rek ne ma yokk na lampe bi mu fa fay na sax boobu alimet amut ndekki waa ji dafa bëggoon bàyyi gan gi mu lekk moom muy lekklu parce que lekk gi dafa tuuti te gan gi ko yonent jox moo war a suur moom mu xiif te yàlla tax waa ji nee na mu ne fa jaala yadfa'u ma bayna yadayhi li dayf mu naa nii rek waa ji lekk ba suur ba ñu laata xëy rek fekk na asamaan branché bu yàgg ba aaya ja wàcc wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa jullit ñi nga xam ne danañ bëgg dara seen morom jullit bugg ko ñu ne ko ñukk seen bopp jox ko morom jullit ma te yàlla tax musuñ ñoo atteindre ci histoire lu mooy moment yi nga xam ne dañu fàtte ne benn lañ innamal mu'minuuna ixwatun dañ koo fàtte buñ ko fàttee rek lu ma la wax ci Daawuda
su ñaawee nga gëm ko bu rafetee nga weddi ko de sorte que am na benn penseur bu ma xam tudd sa mu gis ko mu ne ma man de suñu réew maa ngay bëgg a jaaxal nit ku ma gis gis ci moom ñaari nit ma ne ko ñaari nit mu ne waaw kenn ki philosophe la boo xam ne dafay gëstu di ut lay kenn ki c'est un idiot loo ko wax mu gëm ko ma ne ko nu mën a amee benn nit bu am dualisme mu ne waaw boo ne waa ji samba fi baax mi ngi fanaan ne julli amul morom fokk mu werante ko yow ba xam loolu dëgg la am de voilà le philosophe dafa ñaaw njort mu ne boo ko ne sa waaye bon nag mu ne doomu raam la kooku du la laaj nit ku nekk léegi da nga yóbbaale ñaari nit sa biir nit kenn nit ki lu bon lu mu dégg gëm ko kenn ki lu baax lu mu dégg werante kooku maladie la waay loolu nag bu duggee ci famille yi moo indi problème mu divorce yi c'est parce que nit ñi yaree nit ñi rek noonu la ñuy téye seen jabar yi ak seen doom yi parce que am na ci jamono yi saaba yi benn cadre boo xam ne dañu ko fal xaas yi mu toog 12 mois sur 12 amul ñaari nit ñu xuloo ci kanam mu dem ci xalifa bi ne ko folli ma ndax mënumaa toog 12 mois sans action xam nga loolu te gaa ñi daal jote wuñ dara pourtant ay nit la ñag kon nag di jàng di fàttali ko ne jàng mi pour jëfandikoo la ndax nit bu fi toogoon ba ngoon jot mar di wax naan loo ma woote ba ngoon jot sax mu mandi foog mu tànk naan kon nag l'islam bi ay pratique la ay yéene la ay jikko la yi ci manqué nag moo feeñ ci famille yi parce que xam nga ne famille bu fàttaliku yàlla fattaqullaaha rabbakum ji ma wax ci saaru talaaq jigéen bi ko fàttaliku doo xool di calculer ba gis na sa jëkkër solde ba yaatu na wërsëg ba bari na waaye nag mag na tuuti wala ñaaw na tuuti wala néew na doole tuuti nga fexe tapage ko ba ñu jël la fasale ci moom dégg nga dagg la ëpp ci àll ja jox la ko nga di ko lekk di ko naan ba pare dem ànd ak ku la neex te jaaroo ko ci yàlla ku xam ne da nga dajeeg yàlla mer la doo ko def wala góor gu fàttali ko yàlla fattaqullaaha rabbakum ji ma doon wax léegi doo takk jigéen nekk moom 10 ans 20 ans toog rek gis dégg nga jonga mu ci melax ci mbedd mi nga tapage ko fase ko pour takk kooku wala nga takk kooku ñëw fàtte ko ci kër gi di ko xeeb parce que sëy ay engagement la c'est un tout ni xol yi mel la famille yi mel nekkoon nañ benn conférence à la Mecque benn Syrien ñëw fa gaa ñuy werante daal naka le monde arabe jaxasoo nu mu yàqoo mooy leen pourtant c'est logique du temps mu ne c'est l'éducation des mineurs c'est l'éducation des bonnes ñun ñëpp bàyyi nañ suñu jabar yi ñu nekk ci mbedd meeg marché yeeg bureau yeeg usines yi kenn talatu sa yar sa doom ñu indi ay mbindaan ñu yaral ñu leen yari mbindaan yaa ngi nii dañu bëgg kuy liggéey itam nga bàyyi xel sa devoir comme mère wala comme père ba nga xam ne da ngay boole ñaar ñii man gis naa ñu bari ci bureau lañ fay liggéey bariwul la ñuy consacré ci téléphoné wante ak yàq téléphone yi nguur bi di wax yu ñàkk fayda bu ñu ko defuñ satisfaire seen doom yi kon doom yi yeewu waa ji loolu moo tax pour man waxtaanu talaax ak zawaaj waxtaanu l'islam képp la adduna ruq yu bari parce que wax ji du jeex te tuddoo idda dafa am yu bari yu ci nekk yu compliqué ndaw suñu takk te mu nekk une jeune fille bu kenn bu musul xam góor nañ ko wax ju leer suñu ko fàttee du jàpp idda dafay demee noonu rek parce que idda dafa am lu tax mu jóg ndaw suñu takk koo xam ne kii dem na ba yaakaar nañ ne dootu am doom itam iddaam bariwul ndaw si nga xam ne yaakaar nañ nag mu wax mu ne mun naa am doom moom lañ bëgg mu jàpp idda ba nga xam ne ngir fii du jaxasoo ndax bu fekkoon ne tey Samba dafa fase nit léegi ci takkusaan ëllëg keneen takk ko fekk Samba bàyyee na ko doom ku moom doom ji ci ñoom ñaar ki nekk na moom démb wala ki nekk na moom tey loolu la ñuy bañ wala Samba fase ndaw si ndekk mi ngi am doom mu bàyyi ko 9 mois mu door a mun a sëy keneen am ko itam tooñ na lisaan li mu tëral yëpp noonu la mel ba ëkk sam say fii bi ñu ko nettalee yonent bi mu déglu l'islam ci commencement wu l'islam dafa ne innama jaa bi muhammadun wa law lam yakun diinan la kaana hasanan fi hayatina lii yonent indi bu du toon diine sax lu baax la mais lu baax la à condition que ñu accepté ko jëfandikoo ko lu baax la à condition que mu jaral ñu sonn fàttaliku naa benn jeune américain bu tuub bu ñu dajal Makka il y a quelques années ñu toog nii di waxtaan rek di naan Coca-Cola nii mu tëpp rek bett ñu wax jàgg naa net li kii parce que dafa ma touché woon
mu ne waaye yéen kañ ngeen nekk jullit ñu ne ko ñun kay suñ ndey suñ bàyyi suñ maam mataar ñu ne islam la leen xam mu ne dee xaar leen daaw jéeg jullit ngeen woon ñu ne ko mais daaw jéeg bien sûr mu ne lii ma xam ba tuub xamoon ngeen ko daaw jéeg ñu ne ko ñun lii rek lañ xam mu ne kon nag suma bàyyi ñi dee te tuubut yéen la ko yàllay laaj parce que li ma xam bu ko xamoon tuub mais kenn musu ko wax ñu toog boobu yàgg mu ne waaw mais l'islam xanaa jar na au moins Coca-Cola ñu ne ko jar na Coca-Cola jar na Coca mu ne waaw pourquoi jullit ñi duñu def l'islam ni nit ñi créé Coca-Cola ni ñu ko def ko ba mu neex nit ñi ñu campagnal ko ba ñëpp xam ko ñu di ko jaay ba ñu ko naan fii ci Makka pourquoi duñu ko def l'islam on pouvait cela veut dire que mbir mi mission la laaj ak missionnaire am jot bu ëpp yi xaxtaay bu ëpp yi yëpp moo di c'est que vraiment bu ñu defoon l'islam xadiya duñ ci tooñ kenn te dina defar ñëpp waxuma nag l'islam boo xam ne dañu koy dégg tuuti bugg ko imposer nit ñi te ñoom dégg kuñ ko ñun dégg kuñ lépp nit ñi dégg kuñ ko bugg imposer du baax nit boo buggee mu am conviction ci dara da nga ko koy informer ba mu xam ko waaye soo mosee tuuti ci l'islam jël ko def ko drapeau def ko jas dem ci ku ci xamagul dara bu ko imposer coolaay bari rek boo tax ñu noon yonent bi la ikraha fi diini qad tabayyana rushdu min al-ghayy l'islam mbir mi leer na mais war kenn du ci puus kenn pour par force mus nañu toog ak Kwame Nkrumah benn exemple la rek pour wane méthode ci woote l'islam Kwame Nkrumah boobu mi ngi ngand di wax affaire gouvernement continental yooyu mu daan wax ak di xalaat yu rëy mu toog ak benn sëriñ Sénégal Cheikh Ibrahima Niass nijaay Nkrumah jullit la mu ne sëñ bi doo digal Nkrumah mu tuub mel ni kuy réale noonu Nkrumah itam di réale ne ko lu mu wax rek da sëriñ bi ne ko ñun duñ digal kenn ne ko tuubal mun nañ koo wax luy l'islam mais moom mii nekk chef d'état tey moom moo soxla l'islam mais l'islam soxlawu ko pour wan la ne inna al izzata lillahi wa li rasulihi wa lil muminin soo jëlee sa lex nag teg ko ci suuf yàlla may li yim la may yépp cela veut dire que ba tey dégg guloo sa mission idda laaj na waxtaanu boppam mooy période bi jigéen di toog gannaaw buñ ko fasee door a am droit sëy wala gannaaw bu jëkkëram dee yu bëri ci nekk parce que ndaw si boo ko fase woon léegi fase delloo si ba ma waxoon bu njëkk mu dem ba ci digg bi fase bi jeexagul ñu par exemple dëj saf am ci kër gi maara détaillé xam nga fan yi yedda yi dafay changé ainsi de suite dafa am ruq yu bari yoo xam ne dañ ko il faut que ñu fragmenté bés ñu ne nañu waxtaanee toutes les expressions yi wax ne nit mën na ko utiliser pour fase jigéen dañ koy def liste mu gudd ba ñu seet yi ca valable ak yañ ca werante ak yañ ca rejeté ñu def ko waxtaanu boppam pour nit ñi mun ko téye dégg nga droit yi nga xam ne yëpp buñ fasee jigéen dana judd ci kër gi ñu yi ca valable dañ ko war a def section boppam ilaaw zihaar boo gisee kiiwuma ci bariwul luñ koy def xam nga zihaar toog rek ne jigéen yàgg suma gannaaw ndeyam loolu ñaari ñun duñ koy